إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan fii ci Al Maktoum TV ñu ngi leen di dalal ci beneen plateau ki leen di indil kàddu gi wala waxtaan yi di seen mbokk seen xarit Ibrahima Diop maa ngi am nag ci plateau bi ki nga xamante ne tabaarakallahu mooy Haj Babacar Ndaw di membre fii ci xadara maam Seydi El Hadji Malick Sy waaye tey dafa ñëw ci beneen taxawaay Haj Babacar ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay di kontaan lool toog ak yow fii ci 128 Bedouin Park ak Lexington ak Al Maktoum TV donc ci ndigalu nag suñu papa suñu sëriñ Sidi Ahmed Sy ibnu Maam Habib fii ci États-Unis d'Amérique moom moo ñu fi yabal ci ndigalam la ñu fi ñëwee ci kàddoom it la ñu fi waxee ñu ngi lay dalal bu baax yow tamit. kon mbokk yi noonu ngeen ko déggee Haj Babacar ci ndigalu kilifa yi la fi ñëwee au passage ñu ngi nuyu suñu kilifa bi nga xamante ne mooy suñu wasila fii ci États-Unis d'Amérique di Serigne Sidi Ahmed Sy bu maam Habib bu maam Seydi El Hadji Malick Sy tabaarakallahu di ñu tette di ñu gindi ci liggéey bi nga xamante ne moo di liggéeyu maamam. noonu la ñuy duggee ci waxtaan wi ndax Haj Babacar ku ne xam na ne jamaatu Nuur as-Sunniya di association boobu nga xamante ne moom la ñu dénk liggéeyu jumaa ji ci ndigalul suñu kilifa xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour nga bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ko représenté fii ci États-Unis d'Amérique gannaaw ba mu dénkee liggéey bi suñu kilifa suñu baay suñu wasila Serigne Sidi Ahmed Sy waaye mu ànd ak ci liggéey boobu Serigne Pape Abdou Sy di doomam tabaarakallahu waaye dellu siwaat àndaat ak njaboot gi yëpp ngir liggéey mu jëm ci jumaa boobu ban taxawaay nga am ci liggéey boobu. Ibrahima alhamdulilahi rabbil alamina ci question bi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc taxawaay bi ñu ci am mooy kontaan ci mu fekk ñu fii ci États-Unis ñu nekk fi ak xadara kër Seydi Hadji Malick Sy yàlla dogal ñu fekk fi mag ñu baax ñoo xam ne seen ndono lañ fi indaale doon njabootu Seydi Hadji Malick Sy donc ñu fekk leen fi ñuy doxal loolu ginnaaw bi nga xam ne woote bi yegsi na woote bi di liggéeyu yàlla du tardé saa bu jotee ñu def ko donc suñu pap sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér-gi-yaram li mu bëgg ci xadara maamam bi am ci yéene yàlla may ko kàttan bu mu ko yeggalee na ko ay papaam daal defe woon sose woon ko noonu loolu la yaatalaat muy jumaawu Seydi El Hadji Malick grande mosquée Tivaouane loolu la woote yaatal bi mu ko wootee nag le 14 septembre dañu woote woon pour waxtaan bi ñu waxtaanee gis nga la ci xew ca une semaine après message bi jàll ci diaspora bi yépp yàlla dogal ñun li ñu am fii nag réew yu bari amuñu ko parce que li ñu war a sant yàlla mooy ñu ngi fi ak deretu Seydi Hadji Malick Serigne Sidi Ahmed Sy ibnu Maam Habib ibnu Seydi Hadji Malick ñu ngi fekk deretu maam Serigne Touba ñu ngi fekk deretu Cheikh Amar Foutiyou Tall ñu ngi fekk deretu këri diine yépp alors bi mu ko wootee ñoom ci seen bopp rek ñoom ñoo njëkk a taxaw ginnaaw loolu it nag li ñuy sant yàlla it mu jël liggéey bi teg ko ci rakkam doomam it nekk fi Pape Abdou Aziz Sy di liggéey ci banque BACS bi nekk fa comme directeur yooyu yëpp ñu am ko jar na sant yàlla beneen bi it mu boole ñu ci ñi nga xam ne bii tànn nañu nekkal surga Pape Ahmed Sy
donc liggéey àndal ak moom ci liggéey bi buy yónni na la yónni buy téléphoné na la téléphoné taxawal di ko déglu nekkal ndeyjooram nekkal càmmoñam ñu nekk njaboot nekk ak moom du nekk ak moom di ko déglu ci yépp yooyu daal ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ko ci gërëm ginnaaw yàlla ak yonent bi mu ñu fekkee organes yi ñu war a am yépp ñu yore ko yàlla dogal na boo ñu wooyee ñu wuyu mooma wuñu bu ñu amee lu ñuy xool ñu ngi koy gis yore tànk di dox am kàttan ñu ngi ciy sant yàlla daal ci ginnaaw bi mu ñu ci boolee fekk ñu wér ñu ànd ak wér di ci sant yàlla bu baax. mu mel ni am na solo ginnaaw bi mu leen boolee ci liggéey boobu ngeen am ci taxawaayu njaboot am ci taxawaayu koo xamante ne buñ ko santee mu def kon tabaarakallahu am na solo. waaye Haj Babacar li ma la bëggoon laaj ndax 14 septembre la liggéey bi tàmbali ci Sénégal wala ci la liggéey bi jib waaye Amérique dafa am beneen taxawaay bu particulier boo xamante ne boobu ba tey ci rajo yi ci réseaux sociaux yi ñu ngi leen di dégg ñëpp di woote jëmale benn bés muy le 16 décembre 2020 maanaam December 16 2020 mu amoon événement bu mag bu amoon fii ci New York City. di fundraise bi naka la demee ak naka ngeen ko taxawee. Ibrahima question boobu dinaa ci sawar a tontu trop wax naa la 14 septembre la liggéey bi commencé donc bi ñu wootee Dakar plateforme boobu dañ ko woote woon rek pour waxtaani tombeele kook li ñuy tuddee fàttaliku. suñu maam ju baax jooju Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh ba ñu ko wootee pour waxtaanee nu liggéey bi demee nit ñi ak seen yéene nit ñi ak seen xërte ak seen yéene ci kër Seydi Hadji Malick moo tax la fa xew fa alors ñu mujj ku ci nekk indaale sa wërsëg indi la nga yéene moo war joxe boobu ci plateau boobu donc une semaine après nag ci lañu réunion fii 17 septembre xawma le 19 ci la ñu def réunion fii Baye Soum xam nga fii activité yëpp ak feebar bi donc ni mu waroon a demeetu ko donc bi ñu réunion le 17 septembre ci la ñu am lu jafe bi mooy keroog ci Soum bi ci mbaaxu yàlla ak yonent bi ci la ko Serigne Sidi Ahmed woo waa xadara yëpp nee nañu daje ci Soum bi waxtaan. Parce que ndigal jib na ci la ko Serigne Sidi Ahmed organisé ak doomam Pape Abdou par l'ensuite rek ñu am fa surprise Serigne Sidi Ahmed invité xalifa bi mu dugg bi mu duggee ci la joxe message bi mooy que xam nga association Jamaatu Nooru as-Sunniya dañuy liggéey ak banque islamique moom la ñuy liggéeyal banque boobu nag dafa am link ak BACS donc ñun occasion boobu la ñu am mu mel ni liggéey bi commencé na depuis le 17 septembre ci la ñu ubbi compte bi xam nga ak réew mi ni mu demee fii mënoo fi jëlee di transférer xaalis di ko yóbbu Sénégal occasion boobu la ñu am réew yu bari amuñu ko ñuy verser directement ci compte bi BACS amul yónnee yóbbu fenn da ngay verser lu nit am day demal sa bopp verser ci compte bi mesure de sécurité boobu la ñu njëkk a am amul joxe xaalis doo jox kenn da ngay dem verser sa bopp BACS liggéey ci liggéey bu am solo Ibrahima boo demee BACS yow ci sa bopp Ibrahima Diop nga tudd sa adresse ngay joxe booy joxe $50 wala $100 sa tur ngay joxe ak sa adresse ak sa numéro téléphone donc sa reçu Ibrahima Diop moo ci génn Babacar Ndaw du ci génn Pape Ahmed Sidi Ahmed turam du ci génn sa tur moo ci génn ak sa numéro téléphone ak sa adresse donc loolu daal la États-Unis am ci mbaax ak yàlla donc liggéey bi commencé depuis le 17 septembre nit ñi di dem di verser seen bopp mais mu mel ne ci 14 octobre boobu 16 octobre bi. 14 octobre moom moo nekkoon date bu njëkk ba bi ñu def fundraise New York mais par rapport ak 16 décembre bii nga xamante ne moom la ñu génn mu nekkoon bisu mercredi.
moom laa lay expliquer dama ne la ñun compte bi mu ubbee le 17 septembre. aussitôt rek dañu waroon daje waxtaan. mais xam nga chaque année ak Zawiya Seydi Hadji Malick bi New York. dañu am habitude année bu jot dañuy am lu ñuy organiser. pour dundal jàkk Seydi Hadji Malick bi nekk New York. alors ci la ñu waxtaan bi ñu waxtaanee nag sëriñ Sidi Ahmed nañu comme chaque année New York dañuy organiser benn fundraise ci octobre bi donc Tiwaawoon nañu xaar ba le 16 décembre comme jàppoon ngeen date avant donc ci moo tax ñu bàyyi ba 14 décembre. donc ñu continuer programme aux États-Unis le 15 octobre. un mois après rek ñu organiser waat le 16 décembre pour Tivaouane. donc loolu taxoon ñu organiser ko woon le 16 décembre yàlla dimbali ñu ci nag pas-pas ya fi nekkoon 15 octobre moo fi nekkaatoon le 16 décembre donc mooy semaine passée ci la ñuy jógee Ibrahima. waaw mooy semaine passée ci la ñuy jógee mu mel ni nit ñi malgré weather bi maanaam malgré le temps. ndax yaakaar naa bés boobu neige na fi neige yu am solo ba train yi dawuñu oto yu bari dañu gaare ndax tali yi neexul woon deret waaye terewul mbooloo mi génn mbooloo moomu génn tey ban message nga leen di lancer. sant leen gërëm leen parce que mbooloo mi keroog dañuy joxe nees bu bari bu ànd ak taw train yi dawuñu oto yi dawuñu te it. amatuñ woon occasion pour daje donc li ñu man rek mooy jàpp nañu date ba pare ñu ngi ci gërëm bu baax groupe communication ak Al Maktoum TV ak Jolof TV ak groupe bi nga xam ne créé woon nañ ko mooy wàllu presse communication te Daouda Sarr jiite ko ñu ngi ci profité di ko ci ndokkeel di ndokkeel it presse bi yëpp surtout Jolof TV Al Maktoum TV ñu lancé ko pendant 20 jours yoo xam ne yi gis nga liggéey bi ci presse bi def mënatuñ ko woon annuler donc il fallait ñu dem rajo utiliser yi ñu am yëpp donc nit ñi ci boppam dañ doon woote. da ngay amul déplacé wu da ngay woote donc groupe bi nag bi ñu demee ñu ngi ciy profité bu baax di gërëm imam Ablaye Diop donc malgré wade bi ni mu métti woon yëpp dem na ànd ak ñun ak Fambaw bi yoroon rajo bi rajo Daara Islam xam nga ko taxawaay bi mu am donc fa la ñu nekkoon utiliser nañu 2 heures de temps Omar Diaw Seck am nañ fa 4 heures de temps boo xam ne bi daal réccuwuñu ko ci la ñu profité def suñu fundraise alors fundraise bi nag da nga doon woote rek woote ñu bind li ngay participer amoon nañu problème mu sax pour 4 heures de temps yi doyutoon ci ak pas-pasu nit ñi alors mujj na jàll ci jàmm ak salaam def nañ ko nit ñi wane nañ ne ay doomu pas-pas lañu li ñu war a def yëpp def nañ ko malgré wade bi. malgré weather bi def nañ la ñu war a def mbooloo mi woote nañu ñii war a yónnee nañu ñii war a pledge nañu mu mel ni dana am yeneen yoon yu ñuy jaar pour mën a déposer seen xaalis waaye Hadj Babacar bu fekkente ne dama ne la tey suñu émission mu ngi bëgg a yegg fi nga xamante ne nii fa lañ ko war a yëkkatee tey yan kàddu ngay mën a joxe pour mën a mën naa ne daaneel sa kàddu mu jëmale ko ci par rapport ak. li nga xamante ne mooy waxtaan bi ñu am tey. mun naa ko daaneel ci numéro bi waaye kaddu gi moom mu ngi fi jógagu fi. parce que li ñu sant la. te kilifa moo ñu ko sant. liggéey bi du yamul tey. compte baa ngi fi pendant 19 mois. ak BACS donc possibilité yëpp am nañu ko waaye nit ñi ci boppam ak déplacement yi léeg-léeg dañuy am problème dañu doxoon ak diggante nit ñi ak banque bi di leen dimbali ci nu ñuy def ba seen xaalis dem ci compte bi information yu ñu soxla ñu dimbale leen ci. alors loolu tax moo taxoon sax dëgg kilifa gi tànn ñu ngi ci kontaan ci baax confiance bi mu am ci ñun ba tànn ñu ne ñu daal déglu leen nit ñi dimbali leen mu mel ne am na ay quelque rek nit ñoo xam ni li ñu barkeeloo jaaroon na ci sama loxo wala ma xam
ma xam nu ma leen def ba mu yegg ci compte bi alors donc boo ma mayee rek am naa fi ay quelques personnes ay jaamu yàlla yoo xam ne seen xaalis xam naa dimbale naa leen ba mu yegg ci compte bi donc dafay laaj tuuti leeral ci kiy seetaan tamit surtout ki nga xam ne am na yéene te yegg seegul donc boo ma mayee tuuti rek ma tudd ko. ayca bismillah bismillah. donc mu mel ne ku ñuy wax suñu papa Baye Waly Ndiaye ci New York ci suur boobu joxe na $500. ku ñuy wax Baye Waly Ndiaye ci New York muy mag mu baax mag moo xam ne magu xadara bi xam nga ko dugal na $500. ku ñuy wax it Alhaji Baba Diaw. Baba Diaw fii ci New York moom yàlla dogal na mooy président wu HICC donc liggéey bi nga xam ne it jamaatu Nuuru as-Sunniya donc moom la xalifa bi teg ci seen loxo ci liggéeyu jumaa bi moom it bi ñuy créé bureau fii moom la ñu mujj décider comme président bi. coordonnateur moo nekkoon coordonnateur u jamaatu Nuuru as-Sunniya bu New York. waaw Baba Diaw donc moo nekkoon coordinateur bi en même temps it fii ci New York Zawiya Seydi Hadji Malick bu New York bi mooy président HICC. mooy président HICC di Harlem Islamic Cultural Center. waaw muy ñu gën koo xam ci Zawiya Maam Cheikh Seydi Hadji Malick si bu New York nekk 108 East 128 Street between Park and Lexington boo duggee Park parce que one way la boo jugee Park jàdd ci 128 bi mooy building wala bâtiment bu verte bi ngay seen di mandargay l'islam bi nekk fii ci Harlem kon ñu wéyal. donc Baba Diaw boobu mooy président bi. alors moom ci boppam moom Baba. joxe woon na $500. jox na ma $500. donc versé nañ ko. ak ku ñuy wax naa la Baye Waly Ndiaye. waaw wax nga Baye Waly. wax naa la Baye Waly Ndiaye. donc ku ñuy wax Sonko Ndiaye. dinaa ci taxaw. Sonko Ndiaye borom këru Adja Ndiaye. Adja njaboot la ci xalifa bi. donc Sonko Ndiaye ci boppam jox na ma $1000. alors donc versé nañ ko ci compte bi. dinaa la xamal compte bi. leer gu mu leer. il faut ñu profité ci gërëm BASS bu baax a baax a baax. donc wax naa la ne boo demee ci compte bi da ngay wax rek compte jamaatu Nuuru as-Sunniya pour grande mosquée Tivaouane ci ngay versé. donc ñoom li ñu lay laaj mooy sa tur ak sa adresse ak sa numéro téléphone. donc man bu ma demee diversel Cheikh Dieng directeur Al Maktoum TV Cheikh Dieng la turam di nekk ci reçu bi ak adresse am ak numéro téléphone am. donc aussitôt bu ñu ko woowee dafay wuyu laaj ko confirmation adresse montant bi daf ciy nekk ak numéro téléphone am. donc Sonko Ndiaye joxe na $1000. joxe na $1000. wax naa la Baba Diaw joxe woon na $500. donc kii Mamar Diop la tudd. Mamar Diop ak soxnaam joxe na $600. Mamar Diop fii la nekk New York. alors kii Mati Diallo mu ngi Pennsylvania. ba Mor Ibrahima. nit ñu baax lañu. kii Pennsylvania la nekk Philadelphie. alors donc yónnee na moom tamit $500. Matidia kii mi ngi tudd Yuma Konaté soxna la ci oustaz Jamouge joxe mook borom këram joxe nañu $400. alors kii mu ngi doon Ndiaye Mbaw Jolof la ci association Jolof bi la bokk. Ndiaye Mbaw joxe na $400. kii imam Mout Ndiaye la tudd. mu ngi Indianapolis. nit ku baax la. imam la foofu waa Mbour la moom tamit yónnee na fi $400. alors yooyu daal moo fi jotoon a dugg en attendant ma delloo la micro. waaw mu mel ni loolu am na solo mbokk yeeg xarit yi nga xamante ne yéen a ngi seetaan lii bu ngeen gisee ñu di ko def aussi c'est juste dans le souci de transparence maanaam leeral ak leeralal ndax tamit yóbbante dafa xaw a diis te dafa xaw a doy waar te comme jamono ji ñu nekk tamit dafa di jamono ju doy waar ñu di ko defee nii rek pour
ku nekk tamit bu fekkante ne jaarale woon nga sa wërsëg ci Haj Babacar mu jot ndigal pour wax ne lii moo jot a jaar ci samay loxo dugal naa ko ci compte bi nga xamante ne dafa ànd ak reçu mu ànd ak sa tur ak sa adresse parce que tamit wàllu technologie dafa avancé te comme yàlla dimbali nañu dañu dund ci monde boo xamante ne c'est dafa technique kon jar na ñu jaar ci li nga xamante ne moom la ñu am comme moyen technologique jàllale message bi nga xamante ne moom moo fi jaaroon kon Haj Babacar mu mel ni am na ñeneen ñu jotoon jaar ci yow. waaw xam naa bari na mais liñ fi jot a tudd rek dañuy tudd liñ fi jot a yore ba ci beneen numéro xam naa incha allahu taala kii Aysa Jaañ la tudd Aysa Jaañ si moom it joxe na fi $100 Aysa Jaañ kii Amsa ñu gën ko xam ci Khadija madame Diop mu ngi ba Detroit Khadija madame Diop Aïssa joxe na $250 alors kii mu ngi tudd Serigne Gueye New Jersey Serigne Gueye ci daayira New Jersey bi joxe na $300 alors kii mu ngi tudd it Abou Fall donc ci daayira New Jersey bi la tudd la nekk Abou Fall xam nga ko joxe na $200 kii it mu ngi tudd Maodo Sylla mi ngi dëkk Kentucky joxe na $100 ku ci nekk nag ku ci nekk banque bi sax da lay woo pour confirmation ba nga wuyu ñu door koy verser donc ñu profité ci remercier BAC remercier Pape Abdou bu baax a baax def nañu ci liggéey bu excellente alors kii mu ngi tudd Aïssa Tall surtout Cheikh Omar la mu ngi fii ci Brooklyn joxe na $150 kii mi ngi tudd kii xam nga ko yaa ma ko gën a xam Mor Mbub Muxtafina Mor Signor la ñu koy wax Mor bi compte bi ubbee rek ci la versé $300 alors bërki démb la 16 décembre mu woote waat confirmé joxe $200 Mor Mbub Muxtafina ñu ngi ci profité bu baax di ko remercier kii Moustapha Diagne la tudd moom it mu ngi lébu la dafa ma woo rek foo nekk ma ne ko maa ngi dëkk Harlem 111 mu ne ma banque bi dem ci banque bi ndeysaan banque bi tëj mënut a delluwaat alors mu woo ma ñu gisee mu jox ma $100 am maa ngi ciy profité bu baax di ko ndokkale Moustapha Diagne joxe na $100 alors kii Roqaya la tudd Roqaya Fall Daba Fall mu ngi dëkk Thiès cité carrière moom it njabootu Seydi Az Malik la mu ngi ba Atlanta donc moom it versé na $200 Roqaya Fall kii Fala Thiam la lébu la wokaam la moom it ca saasa rek la daal di téléphoné alors joxe $200 Fala Thiam ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant kii Mati Seck la tudd Fatima Seck waaw Fatima Seck ñu ngi ci profito di ci gërëm Cheikh Tidiane Samb xam nga jamono yi mu ngi fi cousinam la waaw moom it versé na Fati Seck $150 alors donc yii daal moo fi jot a jaar ci sama loxo tey kii Amadou Mangassin la tudd moom tamit njabootu Thierno Bachir la xam nga xalifa bi ci yaatalam ci bëggam lu rafet sëñ Babacar Sy Mansour une semaine avant ñuy def plateau bi Dakar ci la Thierno Bachir di waaj pour génn réew mi ci la fa dem waxtaan ak moom donc bi ñuy préparé ñun suñu programme yëpp yàlla dimbali ñu Thierno Bachir nekk fi defuñu dara nag te yëgu ko dem nañu waxtaan ak moom Papa Ahmed dem na fa waxtaan ak moom ba date bi ñu jàpp mu def ci ñaan ak yépp kii njabootam la Amadou Magasin la tudd ci saa si le versé $500 ñu biral ko xam wax ko
Amadou Magasin joxe na $500 ñu profité ci gërëm ko sant ko bu baax di remercier ci it Cheikh Tidiane Samb kii Babacar Mbaye la tudd moom tamit joxe na $200 $200 la joxe gis nga ko ni mu leere dafay am sa tur am sa adresse am sa numéro téléphone baax na nga wax ko gars yi ñu filmer ko wane ko lii daal moo fi jot a jaar ci suñu loxo donc ñu profité ci amuñ woon sens nag pour wax ko ci rajo bi keroog le 16 décembre ak question de temps bi ak benn ligne la ñu amoon waaye tey ak ci ndimbalu Al Maktoum TV pour wane ne rek ni lii moo jaar ci suñu loxo wax nit ñi ne nii mu demee ak fu leneen mën a jaar it yegg na fa mu war a yegg parce que ni ñuy def ba yegg noona it def nañu ba yegg waaye dafay baax rek ñu ñëwoon fii pour leeral loolu di ñaan yàlla na leen yàlla fay alors yàlla may leen it lu ñu ci defaat parce que loolu la papa wax sëñ Babacar Sy Mansour nee na bu ngeen defee it bu leen téye seen loxo defaat leen ba liggéey bi di pare wala ba loo mën nga def ko ndax liggéey bi du pare alors amoon nañ yéene wax lu ëpp loolu waaye ci ndimbalu Al Maktoum TV kontaan naa trop ci invitation bi bu fekkee ne am nga beneen question nga posé ko. xanaa kon ni ñuy def rek mooy li ñu séddee woon ci kàddu dal dina fa ndar keppe du ñu def lu dul sant gërëm ñi nga xamante ne ñoo ñu doon seetaan fii ci Al Maktoum TV di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون